jërë ngeen jëf ci teewlu bi Walf TV leeru jamono baatu askan bi gannaaw bañ leen nuyoo ba noppi tey ci àllarba ji li gën a fees ci bopp xibaar yi Ousmane Sonko lu jëm ci wàllu démocratie duñu nangu mu deltu gannaaw wala nag taskatu xibaar yi moom seen bopp ba lépp loo xam ne moo am ci réew mi ñu koy jàllale muy naqarlu bi ñu tëjee groupe Walfadjri ci fitna yi fi amoon ba ñu jëloon seen signal tey ji la fi amaloon tukki nemmeeku ci groupe Walfadjri di rafetlu liggéey bi ñu am ni ànd na ak ñoom ndax démocratie moo cee jëm ca gannaaw askan wi mën a moom seen bopp ñu wax ci yëmbal foofa Yëmbal Nord askan wa tiit nañu ndax kenn ci seeni waajur ba ñu ko ñaqee ba ñëw muy terteri ca këram ca la daal di daanu ay cëram yëpp bañ mu jóolee ci ay coono ñii di njabootam ni dañ yóbbu mbaxana fa mu doonee benn nguuru Sénégal ndax jàpp nañu vaccin boobee ñu ko defal moo jur jëyee bi Ibrahima Seye kenn la ca njaboot dinañ ko teewlu ak Théodore Semedo lu jëm ci digge yi nga xam ne njiitu réew mi defati na ko ci ay milliards yu sakkan jógeel ko ndaw ñi ngir utal leenum xëy ñenn ñi bala ñu koo gëm dañu koo gis ndax yàgg nañoo diggee ay milliards ci wàllu ndaw yi yewatina ñi nekk ci secteur informel ñi liggéeyal seen bopp di taaba menuisier yi ak ñi nga xam ñooy mécanicien ak lu ca mel topp ci nag ni ba léegi gisaguñu dara ñu ngi xaar ndax nguurug Sénégal war naa coppi politique bu mu yor ci wàllu xëyum ndaw ñi ndax ñu mën a am lu ñu jàpp Aji Ndeye Koné Dieye moo leen seeti woon li moo gën a fees ci boobu xibaar ci kanam tuuti ñu yaatal ko ci Walf TV la voix des sans voix. dal leen ak jàmm ci xibaar ci yaatal Ousmane Sonko dem na seeti Khalifa Sall mu jiitu taxawu Ndakaaru taxawu Sénégal daal di waxtaane lu jëm ci wàllu politique ñi nañu def seen kéemtalaay kàttan ba way politique yi booloo doon benn féeti ju kujje gi waaye lépp lu ñuy wax na fekk luy soxal askan wi te seen mbiri bopp bañ leen a itteel ñu teewlu Mame Khady Diéry Fall ba ñuy waxtaan ba tënk moo fa nekkoon. Ousmane Sonko ñëwoon daal di nemmeeku si kile di Khalifa Sall mu doonu porox lool ngir daal di koy delloo njukkal. kon monsieur le maire monsieur le député maire ñu ngi leen di gërëm. Khalifa Sall di gis ne xeex bi day wéyandi. et situation bii ñu dund dana tax nag su doon dawee 10 mu dem nag 1000 pour sotti parce que su sottiwul nag on sera largué. il faut que ñun ñëpp ñu ànd doxa ko wax pour que démocratie bi sax parce que nag calendrier républicain bi il faut que nécessairement ñu respecte force kooku c'est-à-dire il y a des choses il faut que l'audit du fichier soit mené de telle sorte que les échéances puissent être respectées parce que nag damay attirer seen attention ci dara bëggee def local juin ou décembre 2021 war ngeen def législative juillet 2022 si jamais nous commettons l'erreur ba gaawantu audit bi daañu ñëw ba ñu taqaleel ñaari wala ñu bëgg a tëbal benn donc moo tax opposition bi classe politique bi société civile bi il faut que ñu gaaw. ñaari waay politique yi lee di xamle ne daañ taxawal kujje gu booloo te dëgër këcc. ci lu mu gën a gaawee il faut ñu taxawal kuréel goo xam ne dafa boole opposition bi yépp mu doon kuréel bu dëgër boole toutes les forces vives de la nation. mouvement citoyen bu yaakaar ni gis na boppam ci mbir mi mu nekk ci. may seede aussi ni beaucoup de leaders de l'opposition sont engagés dans la mise en place de cette plateforme d'action et ñu ngi koy dox ñu ngi koy wax mais xam nga politique bu Sénégal ku nekk sa bopp ngay gis mais incha allah on pense que ça va se terminer parce que nag booloo mooy doole suñu àndul duñ dem fenn. ci daje bi la Ousmane Sonko daal di ci jaajëfal njiitu këru diine yi. di gërëmaat sëñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides gannaaw bi mu jëlee responsabilité am ne lii war nañ cee dugal suñu loxo. leen di gërëm moom ak yeneen xalif généraux yëpp ak église bi parce que ñëpp intervenir nañu. jiitu ko Pastef di wéyandi nemmeeku yi muy def bi yoon nag mu demoon ci kile di Khalifa Sall mu doonoonam ndaje ñaar ñi le fare ci kujje gi daal di xamle ne ba léegi fañ teg seen tànk bàyyuñ ko te daañu gën a dëgëral seenu ànd. Mame Khady Diéry Fall wax nga ko muy wéyal ay tukkeem ñëw na fii ci groupe Walfadjri moom Ousmane Sonko njiitu Pastef gannaaw mu yëkkati ay kàddoom wax lu wàllu démocratie faaw ñu taxaw ci mu jëm ca kanam deltu gannaaw moom fas yéene wuñu ko waaye it tasum xibaar yi moom seen bopp ba li xew ci réew mi kenn du leen ko teree wax ñaawlu not bi ñu daggee woon signalo Walfadjri rewatina télé bi fitna yi amee woon ci ayu bis gii ni mu ngi wéy ba tey di ànd ak groupe Walfadjri ci liggéey bu rafet bi nga xam ni moom la ñu dëkkee gi askan wi ñu teewlu Ousmane Sonko Serigne Gueye moo taatani kàddu fii ci kër gi. dañ ñëw nemmeeku si leen
masawu leen bokk ak ñoom naqar gi ndax koo xam ne lii mooy liggéeyam boo ko xañee benn waxtu sax yàqal nga ko lu bari waxuma laa ñetti fan yu mat sëkk kon loolu lañ ñëwoon ne leen nag ñoo bokk mbir mi ñoo bokk naqar bi te amul dara loo xam ne ñoom dañ koo inventé dañoo dem fekk lu xew ñu wone ko te loolu mooy journaliste su doon dañu fekk lu ñaaw lu bon a bon ñu wone ko mun nañ ne naam lu am la waaye waruñu ko woon wone parce que mën na heurter nit ñi mais loo xam ne ci askan wi la manifestation askan wi la bu ñuy wone seen naqar presse étrangère ñëw wone ko lii day wone rek ni recul démocratique bi ñuy wax dellu gannaaw ci démocratie bi ñuy wax benn firnde ngi nii moo tax ñu ñëw ne gannaaw bu ñu leen masawoo te it dañoo war a respecter li ñuy wax liberté de la presse ndax loolu pàcc bu rëy la ci démocratie man ñii tey suñ ma xamee gannaaw yàlla presse moo xam moo tax Sénégal dafa di réew moo xam ne suñu économie suñu koom-koom dafa xaw a sooxe ba tax ki ëpp li muy joxe ay marché public mooy état bi nag ñun ñëpp la état bi yow la man la keneen ak keneen état ba buy joxe marché public na tollale ñëpp buy joxe ay communiqué wala ay publicité na tollale organe de presse yëpp mais tànn ñooy jox parce que jàpp nga ne ñoo la déggal ña ci des nga beddi leen loolu bokkul ci démocratie, bokkul ci tollale la presse. Ousmane Sonko bu Pastef ci groupe Walfadjri fi la yëkkate yoolee kàddu sànq ci ngoon ñu wax ci leneen muy syndicat bi nga xam moo ëmb technicien yu ñuy wax ci wàllu technicien yu nekkee ci wàllu paj mi technicien supérieur ñaari fani grève la ñu xappati tey ji ci àllarba ji la ñu ko door fas yéene ko wéyal ba suba ci alxamis ji lañ cee jublu nag mooy seeni ndàmpaay ñu xool nañu koy soppee ba ñu mën cee jot ni ko seeni morom jotee waaye it anam ba ñu leen di former di leen tàggat ci spécialisation yu mënta doon am na sooxe moo leen tax a mer fii ci Ndakaaru Cheikhou Cissé mooy secrétaire général bi section bi ñu teewlu ko ak suñu nattaango Fatou Bintou Diouf mi indi kàddoom. waaw li woon de grève bi mooy suñu plateforme revendicative bi ñu déposé woon ci table nguur bi mooy reclassement technicien supérieur de la santé à la hiérarchie A2 mais aussi l'octroi à la hiérarchie A2 et aussi ndàmpaay boo xamante ne dañ koy jox spécialiste paramédicaux yi mooy technicien supérieur de la santé parce que dañuy spécialisé en biologie en kinésithérapie et aujourd'hui en néphro, comme aujourd'hui nous sommes dans un service de néphrologie, en anesthésie et réanimation, en odonto, même en administration et enseignement. Lan moo waral loolu déjà parce que boo xoolee technicien supérieur de la santé ñoom ñooy maître sage-femme yi infirmier ñoom ñoo leen formé. Aujourd'hui ñu ngi reclassé ñooñu à la licence ñu bàyyi technicien supérieur de la santé au niveau bac+2. Depuis loolu on a defoon nañ ay yëngu yu bëri lañu defoon grève marche pour l'autorité au moins ñu mën a signer décret boobu buy reclasser technicien supérieur de la santé hiérarchie A2 mais depuis boobu daa mel ni état defu ci dara moo tax moo waral tey suñu moo waral ñu tàmbale suñu grève bi tey secteur yi ñu impacté aujourd'hui c'est tant boo xoolee Sénégal yëpp presque bépp agent technicien supérieur bu nekk ci laboratoire yi dañu liggéey ñu nekk ci ne centre hémodialyse comme aujourd'hui maa ngi def tour Dakar pour xool yenn secteurs yi xamante ne c'est impacté ñu nekk anesthésie et réanimation bloc yi duñu opérer ñu nekk kinésithérapie pour réadaptation fonctionnelle ñoom tamit liggéey bi day sooxe ñu nekk ophtalmo et même ñu nekk administration enseignement aujourd'hui ñoom ñoo supérieur hiérarchie sage-femme infirmier yi donc depuis boobu ñu ngi daw ci reclassement grand remplacement mais jusqu'à présent defuñu dara. Fatou Bintou Diouf yow la ñuy desal ndax grève wu technicien supérieur yu ci wàllu paj mi jur na sooxe bu métti ca l'hôpital Dantec na fa yor feebaru dialyse bi di insuffisance rénale yi am nañu jafe-jafe ndax tey kenn branché wul benn machine lot la indi ci seen wér-gu-yaram ba ñu koy naqarlu ni nguurug Sénégal na ci jël ay matuwaay ndax dañu ko fas yéenee dàbbali ba suba ci alxamis ji Cheikh Diallo mooy secrétaire généralu ñi yore feebaru dialyse di seen xarit muy amical bi moo ko jiite ñu teewlu ko ak ba tey Fatou Bintou Diouf. ñoom ñoo ëpp ci service yi tey bu ñu nekkee en grève ak yooyu noonu te puis ñaari fan la ñuy jël fonctionnalité bi service yi war a doxee du demee noonu alors que dialyse xam nañ ni dafa war def séance su dialyse am aujourd'hui am na ñoo xam ne peut-être dañoo sax mujj daw parce que ñëwuñu parce que dañoo xalaat comme que ñi duñ liggéey affaire yooyu day difficile ñëw. donc ñu ngi ñaan nguur gi ministère de la santé surtout nga xam ne ñoom foofu lañ bootu ñu toog ak ñoom trouver solution pour que ñu bañ sonn ñun ñuy maladie parce que priorité bi mooy loolu
ak il faut que malade yi nekk dans de bonnes conditions. trop passé na ko sax parce que li mënuñu wax ne nguur gi deful dara nguur gi def na dara parce que léegi prise en charge dialyse gratuit la mais gratuité boobu nañ ko leeral ñooy ñi am place ci hôpitaux publics yi te hôpitaux publics yi mën naa wax ni sax bu ma jumulee fees na tey jii tey ni këtt ni malade bu ku feebaroon am insuffisance rénale dañ lay yónni dañ lay yóbbu dañ lay wax nga dem yóbbu ci privé bi te xam nañ ni privé bi somme ñu fekki majorité sénégalais amuñu ko léegi ñu ngi ñaan yàlla nguur gi ñu xool nu ñu gën a mën a dimbalee aussi ci au-delà de prise en charge yokku place yi pour maladie mais prise en charge maladie nekk actuellement mooy analyse yu ñu war a def parce que dialyse dafa ànd ak analyse ci analyse bi la ñuy xoolee naka la ñuy faju beeg yooyu naka lañ koy yokkee wàññi garab wàññi wala beneen traitement buñ la mën a defal ak yooyu donc c'est très important ñuy def analyse ak ay jënd ay garab quoi. ca Yeumbeul Nord askan bu tiit ab njaboot la seen waajur mag la ba mu demee ñaqu ba fa ñëw rek ay cëram yëpp bañ mu nga tëdd ni laaj ñu ànd ceeg tiitaange ni nguurug Sénégal la ñu yóbbu fa mbaxana doone benn ndax jàpp nañ ni ñaq bi moo ko indil jafe-jafeem yooyu ci wàllu wér-gu-yaram Ibrahima Seye kenn la ca njaboot ga jot cee dégg le kàddu Théodore Semedo. le 12 mars bi nga xam ne moo passé 2021 ci la dem fi nga xam ne moom mooy hôpital Yeumbeul dem ne day déclaré wu pour vacciner wu. ba mu ñëwee di vacciné wu ñu vacciné ko vaccin bi nga xamante ni moom la ñuy wax AstraZeneca lañ ko vacciné bañ ko vacciné mu ñëw ci kër gi na yaramam dafa diis xëy lendemain mu génn benn yoon la génn duggaat ci biir néegam ba mu duggee ñu ñëw retrouver ko ndekete daanu na bu yàgg bay commencé di saigner bañ ko fekkee foofu noonu mu commencé di saigner si lañ ko jël yóbbu transporté ko hôpital bi nga xamante ni moom la jógee muy hôpital bu Yeumbeul bañ ko fa transporté tamit ñu xamal ñu ne foog ñu dem defi benn scanner si lañ ko jëlee si urgence defi ko scanner te ambulance bi ñu ko yóbboo scanner ñun kas ñoo fa nekk y avait pas de médecin y avait pas d'assistant boo xamante ni moo nekkoon ci ambulance bi si lañ ko yóbboo bañ ko yóbboo foofu noonu ñu ñëw jox ñu résultat yi nañ dafa AVC mais yóbbu leen ko seen kër ba lundi ngeen yóbbu ko hôpital moo ñu wax ne ñu delloo ko fi nga xamante ni moom mooy dëkkuwaayam fi nga xam ne moom la dëkk si lañ ko delloo gis ne pas bi mi ngi commencé di perte connaissance mi ngi commencé di dem partem yëpp mi ngi commencé bañ si lañ jëlee suñu risque ne urgemment ka leen ko jël ñu yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy hôpital Dabakh Malick ma jël carnet bi avec le docteur chef docteur Dieye bi nga xam ne moo fa nekk le docteur chef maak moom moo vérifié carnet bi ba gis ko mu ne ma effectivement sa papa fii la vacciné woo date bi mu dak vacciné wu date sa angam la vaccin bi mu vacciné wu AstraZeneca la vacciné wu ma ne ko nag sur le jour le commence daaneel le lendemain si la mettre au chaos ñoom tamit ñu affirmé ñu bind benn papier am na rapport bi daal fu ñu ko yóbbu ba ñu gisante ñaari hôpital yi ñu ngi doon jokkalante ñaari médecins yi nga xamante diggante Dabakh Malick ak Yeumbeul ak ñi nga xamante ñoom ñooy nekk wàllu ministère ñi ngi doon jokkalante ba tey jii ñi ngi commencé nar a daw seen responsabilité ñoom ñi nga xamante ne moom mooy état bi ñu leen di alerté ñoom ñoo jël engagement bi ne ñoom ñoo koy jël en charge ñoom ñoo koy faj su yeboo ñu continuer ko jusqu'au bout sinon ñun tamit dañ def suñu bataille jusqu'au bout te li ñuy alerté mooy ministre bi mooy vaccin bi ñun de mën nañoo confirmer ne vaccin bi baaxul parce que suñu papa moo ko vacciné wu nous alertons haut et fort pour que ñu arrêté li nga xam ne moom mooy vaccin bi nga xamante ne moom mooy AstraZeneca parce que mi ngi ñuy gaañ duñ ci ba nga xamante nii xaw ma dañ ci am ndam duñ ci am ndam waaye dinañ porte plainte li nga xam ne moom mooy état du Sénégal wala porte plainte ki nga xam ne moom moo nekk ministre bi nga xamante ni moom moo yor suñu santé yor suñu lépp. ci wàllu koppar yi nguurug Sénégal diggéen yi dina ko joxe ci xëyum ndaw ñi am nañu seen xel tey ni yàgg nañoo def ay milliards yu bari te feeñul fenn ñi yëngu ci wàllu secteur informel ñoo joxe boobu la xalaat seen liggéey bopp la ñu yor ñii ay menuisier lañ ñii ay mécanicien ni ñu ngi xaar ba gisaat ko nguur gi sax dafa war a soppi doxin ci wàllu xëy mi ndax buntu feeñ aji ndeeku na ceey la gisuñu dara